jaa ngeen jëf ci ànd beeg télévision Futurs Médias xibaar yu marax yi ponk ci gën a fës gouvernement bu bees bi ñu taxawal kon jëmalul li nga xamante ne rek moom mooy Benno Bokk Yaakaar kàddu yi tukkee ci maître Moussa Bocar Thiam mi ñu toftal ci ki yore kàddu parti socialiste loole nag mi ngi ko waxee ci yéenekaay bi di l'Observateur Pape Mayel Thiam ne kàddu yooyu nag du càggante ne dafa may jafe-jafe ci biir coalition bi yeneen kàddu yi ñu rafetluwul muy nag yu jugee ci Yakham Mbaye mi xalaat ne nag dañoo jël turam di ko pamti fu ne loole sax mu joxañ ci baaraamu tuuma kenn ci jegeñaale soxna sa njiitu réew mi ki yore nag communication bu correct jàpp rek ne kàddu yooyu Yakham Mbaye waru ko woon yëkkati ndax lu bon taskatu xabaar la te war naa doon nag royukaay ci ndaw ñi doog a dugg ci métier bi ki fi nekkoon secrétaire d'État à l'alphabétisation li muy sàkku nag ci nguur gi mooy ñu gën a jox gëdd kàllaamay réew mi Youssou Touré mi nga xamante ne nag kon dañu ko folli moom jàpp na ne rek anam ba ñu ko defee dëppul ak yoon bokk na ci lu mu naqarlu beneen ponk junni nit yi nga xamante ne nag ñoom ñoo taxaw ne bu dul Khalifa Sall du keneen ba mu jaraw lan leen ñuy xiifal nee nañ ko tegg ci suuf gannaaw bi ki yore kàddu ko Khalife des Layènes demoon nemmeeku leen ak ñenn ñi fare ci coalition Manko Taxawu Sénégal tàggateeram sunu gaynde ci wàllu basket ña nga ca Tunis jamono ji may wax ak yéen ngir waajal nag seen janook Angola loolee alxames ji lay doon ñetteel bi yoon nag sunu gaynde yi am nañu ko ndam ba ñu tàmbalee ba tey jongante boobee kon nag nañ la war a taxawee ci kanamu Angola donte équipe bu Angola am na tuuti coppite waaye jàppale ni équipe bu mag la ndax tàmm na teew ci yooyee compétition mbokki ponk yaa ngi ni yaatal gi léegi-léegi. jaa ngeen jëf ci ànd beeg télévision Futurs Médias gouvernement bu bees bi nag ñu taxawal jëmmalul rek li nga xamante ni moom mooy Benno Bokk Yaakaar ak li ñuy wax ci coalition boobee maître Moussa Bocar Thiam nag moo yëkkati yooyu kàddu ci yéenekaay bi di l'Observateur moom nag la mu naqalu rek mooy anam bi nga xamante ne noonu lañ tëralee gouvernement bu bees bi ndax jàpp na ni nag ñi fare ci coalition Manko coalition kon Benno Bokk Yaakaar du ñëpp ñoo ci gis seen bopp Pape Mayel Thiam moom nag jàpp ne ni kàddu yooyu firndeelul ni dafa am ay jafe-jafe ci biir coalition bi leeraleeg Moussa Ngom. maître Moussa Bocar Thiam bokk ci ñi yore kàddu parti socialiste doon wane meram ginnaaw gi ñu taxawalee gouvernement boo xam ni ñaar dong ñoo faree ci parti wam bi mu ne nga xam loolu du misaal ci crise bi am biir coalition Benno Bokk Yaakaar Pape Mayel Thiam doon administrateur bu APR jàppeewu ko noonu. tànn rek faaw dana am ñoo xam ni dama leen di seeti li ma ci mën a wax nag mooy. ñoom cadre parti socialiste yi dañu wane rek seen xarañ ci bëgg liggéey ci biir plan Sénégal émergent boobu man noonu laa ko gisee. moo ne du guleet yële coow di am législative yi ñu génn amoon nañ ñu ŋàññ ni ñu doxalee woon investiture yi am sax ñu jàpp ni APR dafa bëgg ak i moo lii di nguur gi bàyyi ñi mu àndandoon wante demeewut noonu si gis-gisu Pape Mayel Thiam. man jàpp naa ni président de la République la mu waxante woon. ak suñu alliés yi ñu ngi ci moo dëgg ànduk nawle loolu sax d'ailleurs moo tax boo xoolee bànqaas yi gën a mag gën a rëy ci réew mi muy assemblée nationale ak au conseil des collectivités territoriales alliés yi la ko jox te ay bànqaas yu am solo la ci gouvernement bi am na ay ministre yoo xam ni département yi ngeen jox nekkul département yi gën a ndaw yoo xam ni ñoo xam ni parti socialiste lañ jógee. ci biir gouvernement rek du nekk ministre dong ci la ñu mën a liggéeyee sa réew am na ñu nekk ci yeneen fànn yoo xam ni liggéey ba ñuy liggéey ba ma waxul ni sax moo ëpp solo le ministre de liggéey tolloo nañu. ndax ab parparloo du am si ni ñu war a sampe it lii di bureau assemblée nationale doon nit lu ñëpp nar a bàyyi xel alxames gi ñu dëtmal. am na yeneen i kàddu ñu jàpp ni nag waree su ko woon a yëkkati muy tukkee ci Yakham Mbaye kàddu yooyu nag ki nga xamante ne ni moom mooy Mamadou Thior yore communication bu CORED rafetlu ko benn yoon ndax nee na kookee di Yakham Mbaye moom taskatu xabaar la woon lu jiitu nag muy yëngu ci communication bu ki nga xamante ni moom mooy kon njiitu réew mi Macky Sall kon waroon na xoolaat bu baax a baax loolee nga xamante ne wax na ko ndax jàpp na ni dañoo jël ab turam rek di ko pamte loolee sax mu joxoñ ci baaraam tuuma kenn ci jegeñaale yi soxna sa njiitu réew mi nee na nag war naa bàyyi xel ci balaa mu doon yëkkati yooyee kàddu ndax ñi nga xamante ni ñoom ñooy taskatu xabaar yu ndaw yi doog a dugg ci métier bi war na doon royukaay ci ñoom dañ ci ànd ak Mame Birame Diouf. jota doon ay journaliste jaar ci rédaction yi
li nga xam ne nag moo leen boole ci jamono jooje ba tey waroon tax sax ñu moytu bépp kàddu goo xam ni dinañ ko yëkkati teg ko moroomam ba loolee doon sax loo xam ni ñaaw lañ ciy gis rawatina ba Yaxam Mbaye jàppee ni kii di Alioune Fall dafa yàq deram ki yor jokko bi ci koret di woote nag dal. ñun taskatu xibaar yi dañu war di rafetal fu ñu toll parce que ay waruwaay la ñu war a nekk parce que li suñu réew moo ñu ko laaj parce que loo ci def lu ñaaw rek moom la nit ñi di jàpp li nga defoon ci lu rafet yëpp dañ koy fàtt moo tax yu mel ni même bu dee sax nekkatuñ ci métier bi ñun mu mel ni mënoon na ñàkk yaa xam itam moo waroon xam ne mbir mi jaru ko jarul vraiment di wut ab lay ci yenn yi. bu doon sax benn fal la ñu def ci rédaction yi te sax kenn xamul ndax ëllëg dinañ ca dellu tax na ba kii di Alioune Fall ak Yaxam Mbaye ak jamono ju muntu doon ak fu mu leen muntu fekk ñu war di défendre image presse bu Sénégal. boo waxee Alioune Fall c'est normal tout de suite dañuy ne journaliste boo waxee Yaxam Mbaye journaliste parce que ba léegi mën nañ peut-être dellu si kenn xamul mais bu ñu dellu see loolu day def leen di topp parce que bu ñu demee ba ci station yoo xamante ni ku nekk waroon na peut-être xool image bi mu war a garder bi ñi jeune ndaw yi nekk ci rédaction yi war a garder ñu def attention ci yenn yi. loolu en réalité peut-être defuñu ko. Mamadou Thior di xuus ci njàngatam jàpp sax que ni Yaxam Mbaye jóge kon ci APR loolee nag mën nañ jàpp rek la mu newul ci biir gouvernement bi moo ko wundu. donc li nga xam ne moom moo am dafa mel ni koo xam ne dafay gedd maanaam tabaatuñ ma ministre waaye kii moo ma ko indi la kii moo ma ko defal yooyu yëpp mënoon na ñàkk. Marième Faye Sall. malheureusement boo nekkee ci cadre boo xamante ni moo lay imposer yenn yi. cour querelle de cour bul sonn fa nga jëm. Yaxam Mbaye ak Alioune Fall ñuy xaar kon joxante loxo am seen diggante lépp ngir seen ànd googee doon li am ci jàmm. keneen ki yëkkati ay kaddu xëy na mer nag ci li nga xamante ne rek kon defaatuñu ko te muy boole ko ci gouvernement bu bees bi gannaaw bu nu ko follee moom Youssou Touré ñu dénkoon ko lépp luy alphabétisation mu nekkoon secrétaire d'État lu ni mel nag naqarle na ko bokk na nag ci anam bi nga xamante ni noonu la ñu jëlee dogal ba ndax dafa jàpp ni rek ne def nañu la ñuy def ba noppi te kenn woowu ko Adiya Talla lañ ci àndal. ñàkk tànnaat kii di Youssou Touré ci boppu secrétariat alphabétisation nekk na loo xamante ni mbetteel la ci am mu koy naqarlu nag di xamal ni rek dafa nekk dogal bi nga xamante ni jekkul. lu ñu gënaloon ñun mooy bu ñuy dindi aussi fu ñu nekkoon fii secrétariat bi ñu may ñu nag ñu toog waxtaan jéem a seet personnel subalterne boobu nga xam ne leen jël ay borom kër lañu borom jeboon lañu ñu seet lan lañ war a def pour que ñooñu ñu jëloon recruter leen duñ leen sànni si ngelaw li ñu nekk au chômage te ay borom kër lañ donc loolu daal moo si suñu njàqare. donte jël nañu dogal bi wante terewul ni mu ngi nekk militant APR ba tey jii te nee na ci wàllu tekki ndomboy tànk moom xalaatu ko. xel xalaatu ko xanaa ñu dàq ko parce que APR bi ay mbokk lañu ay xarit lañu man jàppewuma président Macky Sall comme sama njiit wala man ma nekk kiyam lu ma ko jàppee mooy xarit ñuy wax ñu tey jii di xasaka saaga ana ñu booba wolof Njaay nag dafa ne lu sotti am borom lu sotti rek am borom boobu métti woon na lool mais nag gor la mën a doon te boo nekkee gor am na loo dul génnee sa gémmiñ am na loo dul xëccoo te man de am na lu ma si xam am na lu ma si fekke wóor na ma ne du président Moustapha Niasse du président Ousmane Tanor Dieng ñoom ñooy xëccoo. Youssou Touré di ñaax tamit parti socialiste bokk ci Benno Bokk Yaakaar ñu jéem a ànd ak dal ginnaaw génn bi kii di Moussa Bocar Thiam génn te mu nekk porte-parole adjoint parti socialiste. mbir mi du si nombre de postes juróom ak fukk ak ñaar fukk ku xam président Moustapha Niasse ku xam président Ousmane Tanor Dieng ku xam président Macky Sall xam ne liggéey bi moo leen ëppal solo. du leen soxal lu leen soxal du am nañ fukki député wala téeméeri député lu leen soxal mooy réew mi koom-koomam gën a jëm si kanam. gouvernement bu yees bi ñu tabaat bi jurul mbégte dong ci biiru coalition Benno Bokk Yaakaar ñenn ñi di ko naqarlu am ñeneen ñi nga xamante ni dem nañu bay démissionné li nga xamante ni mooy ci biir parti APR ak Benno Bokk Yaakaar.
nekkoon ganu xabaar yi tey ci bëccëg mu àddu nag ci leneen muy kàllaamay réew mi mu ngi sàkku nag ci nguur gi mu gën a jox gëdd kàllaamay réew mi ndax jàpp na ni yokkute mënta am te duñu ko jaarale ci kàllaama yi nga xamante ne ni moom la ñu nàmp ci biir réew mi ñu teewlu ko ba tey. comme am na benn liggéey boo xam ne bi dooroon nañ ko ba pare liggéey bi am lu mu jur lu rëy si Afrique du si Sénégal rek mais si Afrique maanaam alphabétisation bu ñu joxoon. parce que réew quand même tant que waxuñu suñu làkk suñu koom-koom du dem il faut ñuy wax suñu làkk wax séeréer wax pulaar wax joolaa mun ko bind tant que loolu amut pour que suñu réew koom-koomam gën a yëkkatiku dana jafe looloo tax prix UNESCO bi 1960 ba 2014 moo suñu am benn prix international UNESCO si suñ secrétariat la France gis ne Sénégal ñu ngi liggéey boo xam ne bi liggéey bu am solo si wàllum sa làkk réew parce que làkku réew rek moo mën a def moo ko mën a làkk suñu làkk réew rek moo ñu mën a développé donc ñun ñoo gagné prix bi buñ ko gagné bi aussi nag am na lu ñu naqarlu mooy prix boobu ñu gagné fësaluñ ko gouvernement moo ko waroon fësal. gannaaw nag ba mu génnee ab bataaxal fësal ni moom tekki na ndombal tànkam ci pencum ndawi réew mi muy maître Abdoulaye Wade mi fi nekkoon njiitum réew ci gis-gisu nag analyste politique bi di Mamadou Sy Albert nee na nag lu ni mel warutoon a bett kenn ndax moom jàppoon na ne lu war a mën a am la ndax kii di maître Abdoulaye Wade lu bon am na lu mu fi nekkoon muy njiitum réew te ku ne xam ko waaye tamit tey ji at yi nga xamante ne nii am na ko kon rafetul muy nekk ca assemblée nationale ak ya fay xew yépp dañ koy teewlu moom Mamadou Sy Albert ci micro Alassane Ba. déception moom am na parce que boo xoolee moom li mu defal PDS ci ak coalition Wattu Manko Sénégal lu ma leen defal ci élection yi lu rëy la. c'est vrai que li mu def am na jaloore ci combat législatif yi mais dañu yaakaaroon que moom dina dem surtout dañ doon xalaat ne que bu ñuy ouverture bi mën na créer beneen événement su dee day laajte pour que Khalifa ñëw Khalifa mu ngi ci prison ça fait 6 mois su taxawoon assemblée mu bloqué ko pour ne il faut que Khalifa ñëw loolu beneen événement bu rëy la te nag bon bu ñu fàttali que aussi même bu ñëwul lu ñuy coow nii léegi wane na que dina créer événement bon ñibbisam événement la élection bi événement la ouverture assemblée événement la mais c'est sûr que aussi même bu nekkul ci assemblée nationale moom dina créer stratégie pour wane ne que moom même bu nekkul assemblée dina taxawal PDS dina taxawal coalition bi at bu mu am doole amatul doole pour dem assemblée nationale ñun bu ñu fàtte ne aussi que ancien président de la république la xam na ne bu demee foofu mu jàkkaarloo ak opposition ak pouvoir bi bon lu mu leen yëkk dinañ ko delloo donc loolu aussi rafetul ci ancien président de la xam naa ne loolu daf ko sóoraale. junni partisan yi fal ak Khalifa Sall ne budul moom du keneen ba mu jaral leen nag ñu sóobu woon ci ab xiifal mujj nañu ko teg ci suuf rek gannaaw ba nga xamante ne ni ki yore kàddu xalifa général des Layènes demoon na nemmeeku leen ak ñenn ñi fare ci coalition Manko Taxawu Sénégal Alassane Ba Thierno Laurent Mendy. situation bi demoon ba mel ni lu xaw a jéggi dayu pour jeunes volontaires yu maire bu Ndakaaru ci càkkutéefu nag porte-parole xalif général des Layènes ak maire Khalifa Sall la ñu mujj bàyyi grève xiifal bi ñu doon amal. parce que rus nañ ma ba ma ñaan leen ñu may ma ba arrêté nañu grève bi loolu mooy sunu devoir def nañu ko. comme ni ko sunu kilifa yi ñaanee ñu am ci sax rustange sax ku ci nekk sa kilifa bu la ñaanee da nga war a teg tànk. ci turu membre coalition bi yëpp ñu taxaw fii ak message bi nga xam ne nii moom la Khalifa Sall ñaan tey ji ñu wax ko xale yi mooy lan mooy daf ñu ne def leen ngeen waxal ma xale yi nañu bàyyi grève bi donte ñu ngi ci seen yoonu dëgg nañ ko bàyyi ndax jàmm nañ ko bàyyi ndax kóllëre nañ ko bàyyi ndax sutura. maire bu Mermoz Sacré-Cœur profité ci occasion bi ni mel interpellé kilifa diine yëpp ci situation bi. kuy wut jàmm du toog di seetaan yenn yi parce que Khalifa Sall lépp lu ko yoon may ci ay sañ-sañ tey ñu ngi koy xañ teg ko nag ci maa tey
te maa tey nag suñ demee ba sës ba ay nit def lu mel ni tey dem ba di xiifal ëllëg kenn xamul lu ñuy mën a def. ëllëgu Sénégal dañu am ci yaakaar mooy dañ koy tabax ci jàmm ak salaam nga xam ne yàlla may na leen baat biir Sénégal yàlla def ñoom ñu doon ay régulateurs sociaux ñu ngi leen di ñaax ci yar ak teggin ci jàmm ak salaam nañ yëkkati seen baat te wax Macky Sall na ko teg ci yoon. réew mi yàlla na fi yàlla def jàmm réew mi yàlla na fi yàlla def jàmm. ci fàttali ndaw ñi nag nekk ci grève xiifal ci lu toll tey juróomi fan ñu doon sàkku ñu bàyyi maire bu Ndakaaru Khalifa Sall nekk jamono ji ca kaso. lu jiitu loolu Alassane Ba ñooñu doon xiifal nag seen waajur yu jigéen ñoom it sax ñi ngi doon xiifal ak ñenn ci jege ñaale Khalifa Sall ngir nag seen doom yooyu mën a teg xiifal ga ci suuf ndax ni nga ko waxee lu toll ci juróom fan ñi ngi doon xiifal loolu nag mujj woon metti lool Cheikh Hassana Fall Pape Sangone Mbaye. situation bi ñu fekk ndaw yu ànd ak Khalifa Sall nekk loo xam ne jaaxal nañu ñoom ñi toll ci seen juróomeelu fanu xiifal. waaw xanaa am tiit ak njàqare parce que gis sunu ay morom sunu ay frères yoo xam ne ça fait juróomi fan a ngi nii nangootuñoo lekk nangootuñoo naan. ñu ñàkk kàttan loolu waaye taxaw temm ne dañuy yeggale xeex bi. may wax ne au-delà de la libération de Khalifa combat bi ñuy mëne c'est contre l'injustice contre état de non-droit bi nga xam ne ci la ñu nekk. seeni yaay ak ñeneen i jigéen ñoo xam ne dañuy jàppale meeru Ndakaaru ñoom tamit dugg ci xiifal bi ngir lenn dong. ci suba ba tey lekkuñu ñoo yore suñuy socc te ñun nag en tant que yaay tey dañu ne mënuñu bàyyi suñuy doom ñu nekk en danger loolu moo tax tey ñun ñu sol yëre yu weex ne tant que xale yi bàyyiwuñu xiifal bi ñun dañuy xiifal. jiitu réew mi Macky Sall ñu joxoñ ko baaraamu tuuma ne lu fi mënti xew moom dong la. yéen gis ngeen ne daal fi mu toll nii lépp lu leen mën a dal ci ndondu kan la war a mën a nekk. xanaa ci ndondu ki nga xam ne moo jiite réew mi. responsabilité moo engagé aujourd'hui lu dal xale yi moom la. Mbus ndax got kon fële la nekk ca commune bu Tasset nekk ca département bu Thiès ña ngay jànkonte lay jafe-jafe nee nañ nag amuñu nag suuf suñu bayee maanaam benn case de santé ba fa nekk tamit dafa tëj ay buntoom ña ngay jooy courant ak lu ni mel ci loolee nag amaloon nañ ci ab ndaje mu yaatu di naqarlu seen i jafe-jafe Cheikh Anta Diop Sey Latir. ñi ngi fii ci Mbus naax Ngot nekk ci commune ab Tasset digganteem ak Ngunjaan soriwul waaye de fii de askan wi génnoon ci place publique bu mag bi doon waxtaane seen jafe-jafe dëkk bi nee nañ fii di Mbus naax ay dëkk yu bëree ko wër. te di nga romb ay dëkk yu bëri fii ba Mandangari ba Mbuufuuj Daaru Seen Mbus naax Got Mbus naax Ngurumbaan Seeseen Jàkk Ngaleen Kuunun Geloor ngeen Baxabaan doo fa bàyyi benn dëkk donc amuñu courant. waaye nee nañ saa yu ñu yewoo di jànkonteeg ay jafe-jafe Aliou Tine moom moo yor seen kàddu jiite kuréel gii di si la bokk. jafe na trop ndax enclavement dëkk bi boo ko jaaree ni ñun ñu ngi fii Ngunjaan a ngi soriwul te jóge foofu ñëw fii jafe-jafe dëgg la nawet bi moo ci maye jàmm mais bu dul woon nawet bi pour nga dugg fa problème dëgg lay doon am nañ fi car bi jóge di dem Dakar di def ay navette foofu mais day ngiroo fii chaque année chaque jour sax laay wax nit ñi ñooy génn pousse ko pour mu yegg si ak yooyu noonu. te yoon yi ay yoonu koom-koom la waxuma la sax car boobu mais fii tool a fi ne soo demee fii Gelor marché Gelor mu ngi fii luuma la comme luuma yëpp bokk na ci yi gën a siiw Sénégal. askanu Mbus naax ñoom it nee nañ li leen gën a métti te courant dañu koy dégg lool mu jege leen te mënuñu cee am. nee naa la ba fi ñu toll Tasset Sane moo am courant ak ca Baxabaan ci Baxabaan sëñ ba fa nekk moo ñu si dimbali mais du beneen autorité wàllu santé lii case de santé la dafay tëj dem na sax ba 800000 pour ñu réfectionné ko te ba fii nii gisuñu ko ñu may garab gisuñu. ñoom sax nee nañ daa mel ni bokkuñu ci réew mi ne dañ leen a fàtte tax ñu tabb ab kuréel bu ñu duppee si la bokk ngir nag wax ne kilifa yi ñoom de mel na nañu bokkuñu ci réew mi te it ñu ngi sàkku lépp loo xamante ne dëkk yu wër seen tund am nañu ko ñoom nee nañ dañ ko war a am. mat na at ci tey ba mu dëddoo àdduna fële ca Rufisque ñu gën ko xam nag ci maître Mbaye Jacques Diop ndax fukki fan ak benn la woon ci weeru septembre ci atum 2016 tey ji nag ci Rufisque ay jegeñaaleem ak njabootam di ko fàttaliku bu baax a baax teg ci nag di ko ñaanal Ousseynou Thiam Bira Diagne doxantu woon nañ ba foofu. at gannaaw ba mu génnee àdduna nag lii di njaboot biologique am lii di famille politique am ak ñi mi daan àndandool nag di ko fàttaliku ci bésub anniversaire am bii nag daanaka témoignage yi benn la. Jacques kenn mënu ko fàtte parce que dafa liggéey bu mag dafa taxaw def loo xam ne bi vraiment ñëpp fekke nañ ko. fi daje ci suba ba léegi di ko ñaanal yàlla pour que yàlla yëkkati ko ci àddina yi gën a kawe di fàttaliku loolu mooy wane ni tey njabootam au sens large moo fi daje
ci bésu fàttaliku bésu waxante lu baax bésu témoignage parce que président Mbaye Jacques bu ñuy def ay témoignage ci moom ku nekk rek war nga mën a yëkkati kàddu def témoignage ba ci yéen journalistes yi yéen ñu bëri ci yéen war nañ mën a yëkkati kàddu def témoignage parce que nit la koo xam ne yàlla daf ko defaloon lu jafe mooy képp ku mu séqal rek defe nga ne li mu séq ak yow du ko séq ak beneen nit ci àdduna. ci wàllu lii di association des porteurs de pancarte ñi ngi dalal xel yi nag ne li nga xam ne lii moom mooy mébétam dinañ ko wéyal. mu ne yéen ñi àndoon ak ñun nañu fexe ba defar benn association boo xam ne du ñu fàtte li ñu defoon le 26 août 1958 loolu mooy année bu nekk ñu célébrer cérémonie bi ren Rufisque lañ ko def mais dañ ko def entièrement à l'hommage à Mbaye Jacques Diop te loolu nga may laaj léegi ci français dañ koy continuer pour jàppale xale yi parce que li ñu bëgg ci réew mi mooy réew mu am jàmm. mu doon ay njaboot ak ay jegeñaale nag di ñaan nag yàlla xare ko àjjana njaboot goo xam ne gi nag mi ngi wéy di jooy maître Mbaye Jacques Diop ay rangoñ yoo xam ne yi daanaka du fer ba mukk. Soyez courageux, continuez à persévérer. ñu wax ci ubbiteb école ren ji li ci des nag bareetul dara ñu ànd rek yër partenaires yi maanaam ñi nga xamante ni ñoom ñooy jaay ay téere di ko lal ci suuf la ñu seetlu nag mooy jamono ji étudiants yi ñoom ñi ngi waajal rek concours d'état yi ndongo it naka noonu ñoom ña ngay def seen kéem kàttan daal di jéem a jënd ci téere yooyu ndax jàpp nañ ni moo gën a yomb ñu koy jaay itam gis nañu ci seen bopp jamono ji Abi Faye Mohamed Dieng. ay fascicule concours ay cahiers travaux pratiques yu mag ak yu ndaw ay livres ay bic ak crayon matériel didactique yi yëpp ñu lal leen ci benn table ñu wutali fascicule yi ngir waajal concours d'état yi ci papeterie parterre yi jaaykat yi ñoom waxatuñu dara seeni gafa ma ngi gën di duun ci tàngaay gi ak ci ibbiteg école gi di jege si. ñu ngi ñëw ndax instant ay concours yi daa tijji gaa yi ngi ñëw di jënd nànk-nànk fascicule ak affaire yi mais bu tijjee nag lay gën a neex quoi. fascicule ak kay ak bigi lépp falaaw kay. mu ñëw di jënd ci fascicule ngir waajal concours am Julas am xel gu jaxasoo. ci période vacances lañ nekk et que yoon la nga après nga xool fascicule yi intéressant pour préparer les certains concours et cetera quoi. Jojo nekk candidate ca bac bàyyi na xel bu baax ca la kay xaar. te instant yi nga ko mën a jënd daal pour préparer ko yooyu et tout boo seetloo. ci lay gën a am na ñoo xam ne si lañ la koy jaay que mu gën a moins cher parce que bu demee ba jege day fay gën a cher. ay at a ngi nii Ousmane fii la lal di jaay bagaasam yi. di jaay dañuy ñëw di ñu tiireel document yi di ñu ko jox. tey jii concours d'état yi ibbi na ak yeneen ci ay examen waaye njaayum parterre gi doxagul bu baax. tàggat yaram sunu gaynde yi ci wàllu basket nag jamono ji may wax ak yéen ñu nga fële ci Tunis ngir waajal seen janook Angola loole nag ci alxames ji lay doon sunu gaynde nag ni ngeen ko xamee am ñetti yoon ndam gannaaw nag ba nga xamante ni nii compétition boobee di afro basket bi tàmbali na ba tey Angola mi ñu war a taseel nag ab laaj samp na muy nag nu ñu ca war a taxawee muy sunu gaynde ndax jàpp nañ ne Angola équipe ba nag donte am na tuuti coppite yiñ ca indi équipe bu mag la kenn waru ko xeex kon défense ba nanu ko gën a dëgëral loole nag bis bu sottee Sénégal am nañu yaakaar mu qualifié rek ca demi-finale ya Pape Fara ñi ngi jàffara ba gaynde yi wone xar-xaram bu baax ci pàcc bu njëkk bi ci wàllu afro basket bi du Égypte wala sax Mozambique moo leen tee ñu def basket bu rëy yenn saa ñu dugal juróom-ñetti fukk ci ay poñ wala lu ko ëpp seen niveau moo ëppoon lool ñi nekkoon ci poule D bi. soo xoolee équipe yi ñu tasel aussi c'est peu ils sont un peu faibles par rapport ak Sénégal mais encore une fois gis nañu Sénégal défense bi muy def ak muy réagir en attaque suñ ko am nañ ci yaakaar trop que suñu joué noonu contre Angola war nañ ci mën a génn. équipe bi fukk ak ñaar ci jour yëpp ku ci ne dugal na ci sa loxo banc bi tamit wane boppam bu baax a baax waaye nii coach bi di yore équipe bi rafetlu nañ ko. loolu bu ñu ko amee équipe bi di dox ci secteur yëpp c'est parce que entraîneur bi moom moo xam nu muy jouer ak joueurs yi am na 5 majeurs bi. mais ñi nga xam ne nekk ci banc bi itam dafay fexe ba saa bu leen ñu dugal ci terrain bi dañuy nekk ci état d'esprit boo xam ne bu ñu duggee rek doo sentir ni cadre yi génn nañu am nañu ay cadre mais du feeñ trop ñi nga xam tam ñoom ñoo nekk ci biti bu ñu duggsee dañuy def seen kéem kattan pour wàññi ne ñoom tam am nañu capacité am statut cadre boobu
coach bi gis naa ne impliqué na ñëpp parce que soo xoolee secteur Sénégal yëpp ngi joué ñëpp ngi joué mais nag buñ ko yaakaaree ne quart de finale demi-finale yi noonu lay demee parce que aussi maintenant c'est le moment de équipe bi 5 majeurs yi wane seen bopp. ñu wane seen bopp parce que soo xoolee quart de finale ak demi-finale ak finale amoo droit erreur. donc on peut pas se permettre di def yenn changement yi pour essayer. Angola naam équipe bu mag la ci Afrique waaye gaynde yi bu ñu joué bu baax a baax dinañ jàll dem ci demi-finale bi. dina métti lool parce que Angola déjà dañ ko gagné woon ci phase de poule donc c'est une bête blessée Angola équipe bu basket la am nañu ay joueurs yu am taxawaay. mais équipe la boo xam ne dafa nekk en reconstruction face ak équipe Sénégal boo xam ni dafa am détermination wuti ndam foofu mais lu ñu wone ci engagement défensif surtout parce que en basket pour gagner il faut d'abord bien défendre te défense Sénégal bi am na solo boo xam ni bu ñu défendre bu baax éviter deuxième tir yi éviter les rebonds offensifs côté angolais éviter les tirs premiers côté angolais ba pare nag am réussite offensive foog naa ni facilement Sénégal mën na disposer ci kaw Angola. mais Angola toujours dañu war a xam ne équipe bu mag la ba pare xam nañ comment nu ñuy compétir à partir des quarts de finale mun nañ changer niveau mun nañ changer mais li gis li ma dal ci Sénégal mooy suñu gisee ni ma gisee Sénégal défendre nii su ko défendre kon Angola je pense pas que Angola mën a tenir durant les 4 quarts temps yëpp incha allah. laata loolu gaynde yi am na ñaari fan yoo xam ne mën nañoo teg seen i système de jeu ba pare daal di am récupération laata ñuy dajeek waa Angola ci alxamis bi foofu ca Tunisie. jaajëfal ko bu baax Pape Fara ñi ngi yéen it sant nañu leen gërëm leen bu baax a baax ci kanam tuuti Cheikh Tidiane Diaw dina fi teew faram-fàcc leen xibaar yi ci nasaraan jërë ngeen jëf.